aywa mbokk yi tey jile yëglekaay yi li ñu xëyee mën ngeen ci àndal ni ngeen ko gisee tey Chérif Dia yaram wi xawuta neex dañ koy dooree ak l'observateur gis ngeen ko ci xët wu njëkk wi l'observateur dellu si ci élection législative yu 31 juillet 2022 Yewwi Askan Wi DGE rien de bon à tirer ñu ne nag participation coalition Yewwi Askan Wi ci élection yi daanaka plus que jamais compromis maanaam tey la gën a lëndëm plainte ñaxtu yu Déthié Fall ak leeral yi tukkee ci Djibril Gningue di directeur de l'unité d'assistance électorale bu GRADEC mi ngi ci xët bu njëkk bu l'observateur ba tey itam ñëw ci benn dossier muy ay forte somme d'argent xaalis bu takku bi nga xam ne caissiers yi nekk ci banque yi ñu ngi koy manipuler ñu def ci benn enquête ci li ñu duppee ab métier à risque. Africa CEO Forum bi amoon fële ci Abidjan jeex démb Macky Sall ak taxawaayu Afrique lu ci mel ni ci guerre ba am ca Ukraine wàllum énergie ak terrorisme loolu lépp mi ngi ci biir yëglekaay bi. ca kunun moom mbir mu doy waar moom moo fa xew gis ngeen ko benn élève bu nekk CM2 moom moo faat benn charretier daanaka benn paaka la ko jam ci baat mu ñàkk bakkanam naka la xuloo bi wala boog histoire bi demee ba nit ñàkk ci bakkanam Amath Suzanne Camara ak kàddu yi mu yëkkati woon di woote ne nañu faat Ousmane Sonko moom nee na kàddu yooyu daanaka rëccuwu ci dara li koy firndeel mooy nee na Ousmane Sonko daanaka dafa defaraat sécurité ndax gëm na ni li muy wax nii ci dëggam la nekk. ñu jàll ci beneen yëglekaay muy enquête moom tam gis ngeen ko ci législative yi la xëy Yewwi Askan Wi versus Benno Bokk Yaakaar la guerre des mots ku ci nekk yaa ngi yëkkati ay kàddu ku ci nekk yaa ngi tëkku sa morom moom lañ gis ak nataalu Déthié Fall seen ndaje bi ñu doon amal démb ak kii di Yankhoba Diattara moom tam bokk ci coalition au pouvoir ku ca nekk daal yaa ngi tëkku sa morom présidentielle 2012 Bathily di wax naka la Macky Sall demee ba raw kii di Niass ak Tanor ci jamono boobu enquête ba tey ñëw ci tel quel seen rubrique boobu Bigué Bopp moom mooy rédactrice en chef bu journal bi femme choc la ko tuppee mi ngi ci biir yëglekaay boobule. ñu jàll ci le quotidien bulletin à traiter ak jeu de mots bi BAT mooy bon à tirer bi nga xam ne Yewwi Askan Wi ñoom dañoo lànk ni duñ ko xaatim ndax gisuñu photo Sonko ci seen bulletin yooyu mu nekk lu ñuy naqarlu Benno moom nee na Yewwi Askan Wi ci manipulation la nekk Alioune Tine nee na daal nañu ànd ak dal ci élection yi na ñëpp tekk ñu jàll ci dem ci leneen. Tiwaawan am na lu bees ci mbirum liir yooyu ñàkkoon seen bakken fukk ak benn ci ñoom ci lakk ba amoon ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh kii di chef maintenance bi moom teg nañ ko loxo mandat de dépôt yóbbu nañ ko ci kaso bi quotidien ñëwaat na ci ak consommation drogue ci wàllum école bi quotidien itam am na ci tiitaange mi ngi noonu am na benn gëstu buñ ci def quotidien national Le Soleil agriculture maanaam mbay mi sécurité alimentaire ak utilisation données fossiles Macky Sall wax na ay vérité am ci Africa CEO Forum ba doon am fële ca Abidjan lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar la ñu génne ngir fexe ba ñoŋal espace scolaire maanaam jële fi abri provisoire yi tabax ay école mu di ab programme bu bees muy PRORAP bi ngeen gis sànq ak Cheikh Tidiane Diawo Libération ñu dem ci beneen yëglekaay ak nit ki ñu faat fële ca Kunun Ngalab benn élève bu nekk classe CM2 la ñu teg loxo ndax moom moo def lu ni mel muy lu doy waar gendarme yi Sangalkam ñoo ko teg loxo moom BS Diouf dafa jam paaka xaritam boobu au Cissé ci carotide bi maanaam fii ci Pout la ko jam daanaka leneen lu Libération xëyee tey muy construction brigade gendarmerie bu Koungheul daanaka lu ëpp 148 millions de francs CFA la ñu sàcc ci brigade boobu nga xamante ni moom la ñu waroon a tabax yenn détails yi mi ngi ci biir journal bi ak ay véhicules payés mais jamais livrés aux clients directeur général d'Export Auto arrêté par la sûreté urbaine ñu déféré ko daanaka bàyyiwaat ko ca saas yi muy lu doy waar mi ngi ci biir Libération. ñu dem ci tribune ak li mu xëyee tey moom tamit ci wàllum politique bi Macky Sall ak opposition bi dañoo ne vers une confrontation à haut risque boo moyul kon jàmmaarloo am diggante Macky Sall mi jiite coalition au pouvoir ak ñi di waa opposition bi Yewwi Askan Wi dégg ngeen leen démb chaque bombe la torse ku nekk yaa ngi fëgg sa dënn di joxe ay déclaration régime bi moom daanaka fi muy yóbbu réew mi fii ci guuta la bët bu setagul loolu la yëglekaay bi di tribune gis
ñoom ba tey tribune rek Aliou Tine ñoom wax nañ nee na moom surenchère la ak confrontation moom mi jiite Africa Job Center moom li mu bëgg mooy nee na daanaka ñu suspendre bépp activité publique ngir jàmm mën a am fii ci réew bu Sénégal. ci la tribune xëyee tey jile kii Victorine Ndeye moom dégg ngeen ko moom ci coalition au pouvoir la bokk am na waxtaan bu mu seq ak waa tribune. Boubacar Camara moom tam gis ngeen ko écrit à Macky Sall kii di Cheikh Abdou Bara Dolly en prison la tête d'Amad Suzanne Camara aussi réclamé ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu yitteel Ousmane Sonko. ñu jàll ci beneen muy Walf Quotidien Walf ak manifestation 17 juin bu Yewwi Askan Wi ñoom nee nañ avec ou sans autorisation dañ koy amal Yewwi Askan Wi se radicalise mu ngi nii bu ñu amee autorisation wala ñu ñàkk koo am itam dinañ dem ci mbedd bi 17 juin muy fépp ci Sénégal meurtre à Kounoune li ñuy waxtaanee sànq ba léegi ab élève bu CM2 bu jam xaritam ci Pout la ko jam mu ñàkk bakkanam ba léegi Walf Quotidien ñëw ci collecte poche de sang xam ngeen ni démb moo doon bés bi ñu jagleel ñii ni mayekatu deret yi ñu ne nag Sénégal loin de remplir les réserves li ñu soxla ci deret ngir ñu am ko nekk na lu jafe. recrutement d'insulteurs publics ñi nga xam ne dañuy saaga ba noppi ñu ñëwaat jëlaat leen ay spécialiste di seen xam-xam màcc ci loolu di wax yëf yi fan la jóge Madiambal Téliko dossier bi dafa disparaître ci rôle yi maanaam gisatuñu ko Walf tamit ñëw na ci tey jile ci wàllum tàggat yaram itam gis nañ Walf wax ci Koulibaly Sarr Diallo Ciss Touré défense des Lions mise en vente. ñu dem ci les échos tey li mu xëyee ci mercredi bi gis ngeen Thierno Bocoum demoo Yankhoba Diattara ndax tànneefu candidat wu réew ci députation ci biir coalition Manko Taxawu Sénégal ci atum 2017 Thierno Bocoum ne Yankhoba Diattara li mu wax dara du ci dëgg loolu lépp du dëgg maanaam méngawul benn yoon ak li am Yankhoba Diattara dafa nekk moom lañ tànnoon mi ngi ci page 5 bu les échos leneen tam mu Yewwi Askan Wi taxaw temm ne dañuy def seen manifestation fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin mooy àjjuma bi ñu dëgmal mi ngi ci biir les échos ñu dem ci L'As quotidien Mamadou Talla ngeen gis ci xët wu njëkk bi muy jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng bi le gouvernement décaisse plus de 120 milliards de francs CFA ngir niñ leen ko doon waxee sànq dindi ay abri provisoire gën a ñoŋal tam xale yi bërëb yi ñuy jàngee et tout mi ngi nii Mamadou Talla moom la ci L'As jël seq ceeg moom waxtaan bu yaatu ak démb li ñu doon waxtaanee mu Ismaïla Fall ñu gën koo xamee ci maaju ñàkk bakkanam yëglekaay bi ñëw na ci tey jiitam mbirum 11 bébé yi faatu ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh chef division maintenance bi jamono ji mi ngi ci kaso bi Yewwi Askan Wi miy défier gouverneur bi ak kaddu yi ñu nemmeeku diggante pouvoir ak opposition ku nekk di fëgg dënn yëf yi di jëm kanam Alioune Tine ne nañ ci gaaw jóg balaa muy ëpp loxo. bés bi le jour di yéenekaay bu groupe E-Média moom ñëw na ci fitna bi ñu nar a nemmeeku ci langum politique bi peur sur Dakar la ko tuddee maanaam Dakar ñi fi yeewu ànd nañu ak tiitaange ndax bu ñu déggee politiciens yi ñuy wax Yewwi nee na manifestation 17 bi dafay am Benno Bokk Yaakaar am na kàddu yu mu wax Alioune Tine li muy naqarlu mooy surenchère bi mu nemmeeku ci ñaari coalition yi ku ci nekk di fëgg sa dënn Cheikh Abdou Bara Dolly nekk ci kaso bi papam moom nag mi ngi jéggalu njiitu réew mi way juróom bu góor ngir ñu mën koo génne fukki liir ak benn yi ñàkkoon seen bakken ca lakk ba ca Tiwaawan chef service maintenance bi teg nañ ko loxo def ko mandat de dépôt tabaski bi li ci des daanaka bëreetul le mouton Belcher noonu lañ ko waxee ñoom yëglekaay bi maanaam jamono ji xar yi kenn mënu koo laal Alaaji Malick dégg naa day def opération bu ngeen demee seeti ko dina leen jox ay xar déedéet kay wala nañ dem seeti Chérif moo dëkk Daara Jolof ñu jàll ci Vox Populi moom tam gis ngeen ko le spécimen de son bulletin sans la photo de Sonko 3 points de suspension vers le scrutin des législatives Yewwi Askan Wi lank ne du xaatim bon à tirer bi Déthié Fall moom nee na sans liste nationale bu Yewwi Askan Wi élection du am fii ci réew bu Sénégal Déthié Fall loolu la wax ngeen gis nataalam nii waa Benno Bokk Yaakaar ñoom tam ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ñoom tam les jeunes de Benno sur le pied de guerre taxaw nañ temb ngir defante ko ñu ne ak waa Yewwi Askan Wi bu ñu naree comme ni ñu ko waxee manifester te ne élection du am ñoom bu seen liste nationale seen bulletin bi bu amulee photo kii di Boubacar Camara am na lettre ouverte bu mu jagleel njiitu réew bu Sénégal Alioune Tine moom it kàddu yi jibee ci ñaari pàcc yi mu ngi koy naqarlu bu baax a baax ak Razia benn bande armée ca Gassane ak Daara agence Pamecas bi ñu cambriolé ko ak benn pick-up bu Achila gëm ñu sàcc ko
ñu dem ci source a pur produit des daara moom maanaam mu def ab gëstu ci Serigne Assane Mbacké Xelkom mi ñuy waxtaanee barki démb ba léegi te ñu ne ñu koy tuumaal ni dafa sàkku ay gone ak yeneen jëf yu ñaaw a ñaaw source a am na gëstu bu mu amal ci waaye joojule Yewwi Askan Wi moom taxaw temm ne dafay xotti loi électorale bi ci pré campagne bi bennoo ne moom dinañ taxaw defante ko ak ñoom chef service maintenance inculpé mi ngi nii wax nañ leen ko sànq ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ba ca Tiwaawan mbirum fukki liir ak benn yi ñàkk seen bakken. Le Témoin quotidien docteur Ibrahima Girou licencié de l'UNICEF un ex-fonctionnaire li muy naqarlu moom nee na moom racisme dafa am ci biir Nations Unies loolu la wax ci page 6 ak 7 bu Témoin am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko nee na amul benn organisation bu am na wala boog ñeneen ñu ne amul benn organisation bu tolloo ak UNICEF ci ni ñuy defee ci wàllum toxicité maanaam di yàq ak hypocrisie institutionnelle en racisme systémique anti-noir moom moo ko wax moom ñu dàq nee na UNICEF daal amul kenn ku ko mën ci wàllu woowu rek ay racisme ak lu ñu mel. ñu dem ci Sud Quotidien bras de fer diggante pouvoir bi manifestation 17 juin ak bulletin de vote ci législative bi ñu ne Yewwi Askan Wi droit dans ses bottes maanaam fi mu taxaw jóge wu fa benn yoon plein gaz vers les législatives à fort taux de risque boo mooyul mu am ay jafe-jafe ci élection yi ñu dëgmal. ñu dem ci yëglekaay yi ci wàllum tàggat yaram ak record ngeen gis ci xëru njëkk bi Papis Demba Cissé moom am na ay kàddu mu yëkkati ci mondial 2022 bi mu ne si le coach a besoin de moi su fekkente ni Aliou Cissé soxla na ko ñetti point de suspension ngeen mën koo jënd liir ko nee na amul benn jafe-jafe ak sélectionneur bi sax match de gala bi démb ca Bambali Diouf ak Sadio daanaka public bi béggoon nañu ci loolu ñu gis tamit ana parmi les 18 lions de Boni Madiène Fall nommé coach adjoint des Lions ci basketball mondial 2023 ak éliminatoire bi stade la ñuy jàll le Sénégal et les autres vraiment lésés ab laaj la boo xam ne samp nañ ko ci mondial 2022 beeg préparation équipe africaine yi Papis Demba Cissé ak nataal bi moom mu ne Abdou Cissé bu dee soxla na ko mooy li mu wax sànq ci record ak Sadio Mané mi ngeen gis fii tamit troisième offre du Bayern Munich pour Sadio Mané ñu jeexalee ak sunu lamb open press bu sox bemb ca Pikine franc doo 10 doo mu ne ko franc doo 100 francs c'est ça sox moo wax loolu franc mu ne ko franc doo 100 francs maanaam tekki woo dara ci làmb bi c'est ça il joue à se faire peur Pikine ragal du fa dëkk loolu de la Chérif di wax waaye Chérif moom mooy loolu Tyson Bombardier Yékini Balla Gaye de ces 4 lutteurs qui ont marqué leur époque tamit muy ab gëstu boo xam ne sunu lamb def na ko yëglekaay yi lii lañ xëyee tey jile ci kanam incha allah dinañ ko yaatal mais laata loolu Alaaji Malick dañuy dem ci actualité boo xamante ni ñu bëri xëyee nañ ci tey jile mu Yewwi Askan Wi ak pouvoir bi ku ci nekk daal yaa ngi fëgg sa dënn Alaaji Malick Yewwi Askan Wi ñoom nee nañ seen manifestation bi ñu bëgg amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin dara mënu leen cee dindi te photo Ousmane Sonko bu nekkul ci liste bi élection du am Benno Bokk Yaakaar nee nañ dinañ jàmmaarloo ak ñoom Alioune Tine nee na nag na yëfi ànd ak dal Alaaji Malick ndax jamono ji soxla nañu kàddu yooyu noonu muy des deux côtés que ça soit pouvoir ak opposition. xam nga li may faral di ñoo def seen njombe ñoom ñaar. waaw dëgg la xam nga li may faral di wax ci làmb ji fii nag la valable la fi mu nekk nii. la pression monte l'adrénaline monte émotif et cardiaque abstenez-vous yéen ñi nga xam ne yi tamit am ngeen tiitaange lool bu yaboo ngeen màcc tàngal mbaa ngeen màcc suukar parce que le 17 juin moom fi mu nekk nii moom la xel yépp natt ndax ñi nga xam ni ñoo di coalition bi di Yewwi Askan Wi ñoom xam leen nañu ni muy taw muy naaj. Macky bëgg ko mbaa mu ñàkk koo bëgg ñu autoriser ko mbaa ñu ñàkk koo autoriser ñoom daañu amal seenu toogaanu ñaxtu dinañu manifester. te manifester bi ñaari barab lay doon muy Ndakaaru ak Ziguinchor. beneen bi nga xam ne moo ci des aussi moo di ni ñoom nee nañu li nga xam ni mooy bon à tirer bi duñu ko signer ndax nataalu kii di Ousmane Sonko nekku ci donc loolu yëpp dafay wane ni rek tension bi mi ngi yëg ci beneen côté bi aussi nga gis Jatara noonu moom it ma nga yëkkati baaraamam di wax ca kaw di ne dinañu taxaw jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoo di waa Yewwi Askan Wi mu mel ni que li ñuy wax maanaam kenn ku nekk da nga braqué wu ci ñaari côté yi muy Yewwi Askan Wi muy Benno Bokk Yaakaar te loolu yëpp dafay mel ni rek fi mu nekk nii ñi ngi toog ci nen ñun ñëpp réew mi soxlawul fitna kàddu yi nga xam ne mi ngi jóg di ci langue politique bi
ay kàddu yu ñagas a ñagas la. ku nekk yaa ngi wax lu tàng jër di ko jëmale ci sa morom xam nga Alioune Tine mi ngi dans son rôle parce que société civile bu lu mel nii amee ñoom dañoo war a xool naka la ñuy def ba fay lakk gi balaa mbir mi di jéggi dayoo parce que li nga xam ne moo fi amoon ca mars. ba fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan dañu ni loolu waratu la am ci réewum Sénégal te ba léegi loolu ba léegi leerul. ba léegi ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan seeni waajur ñoom ñoo ñàkk. seeni ñoñ ñoom ñoo ñàkk ñoom faatu nañu perte nañu ba léegi kenn élucidé wul li nga xam ne moo fa xew kon nag ñi ngi jëm ci lu nga xam ne tey jii c'est sûr bu fekkee ni dañu interdire marche bi ñoom waa Yewwi Askan Wi ni dañu koy def waa Benno Bokk Yaakaar ni dañuy taxaw jàmmarloo ak moom force de défense et de sécurité yi ñoom tamit dinañ taxaw doxal li nga xam ne moom moo di yoon. mais en tout cas lu wér te wóor moo di ni fi mu nekk nii tension bi mi ngi fi joute verbale yi metti na trop. nañu xoolaat seen bopp toujours dama koy faral di wax soxna Naata classe politique bi bu ñu leen sippee ci ñun sénégalais yi ñoom ñooy minorité est-ce que tey war nañu tenir en otage tout ce peuple sénégalais là est-ce que ñun peuple bi jotul tamit ñu taxaw ni leen arrêter ça suffit est-ce que tey jotul ñi nga xam ni mooy les leaders d'opinion ak ñi nga xam ni ñooy tey kilifa diine yi taxaw wax ak classe politique bi parce que Sénégal soxlawul ñu jëm ci guuta Sénégal soxlawul ñu jëm ci tension le Sénégal moom dañ ko yàgg di wax c'est un pays de dialogue bu ñu demee ba yëf yi toll fii dënn yi tàng ñaari gaa yi ku nekk taxaw ni du ma dellu ginnaaw am na ay régulateurs sociaux yi nga xam ne war nañu mën a jóg pour régler problème. dogguma la Alaaji Malick Marcel mais gis nañu ni boobu ba léegi kilifa diine yi ñu ngi wax dégg nañ keroog église catholique bi mi ngi wax dégg nañu waa Thiénaba xalifu Thiénaba mi ngi doon wax ci waaw maanaam ñëpp ñu ngi woo que ça soit majorité comme opposition ñu ànd ak daal waaye dafa mel ni comme si message yi daal ni ñu koy waxee dafa dugg ci nopp bi jaar ca ba ca des. dans l'oreille d'un sourd peut-être soxna Naata comme ni nga ko waxee malheureusement amoon na benn jamono bu situation daan toll ni kilifa diine yi bu ñu naan wax au moins da doon am benn impact boo xamante ne dañ ko ci doon gis. on espère je le disais une fois fii que le dernier recours fu mu nekk nii mooy suñu nitu diine yi ñoom ñoo ci war a jàpp wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy politiciens yi ngir ñu fexe rek ba revenir à la raison ndaxte bon Sénégal ai-je besoin de le rappeler yàgg na jot a wane exemple ci wàllu démocratie une vitrine de la démocratie en Afrique ba léegi d'aucuns sont convaincus que noonu la demee et comme ni ma ko yàgg waxee il n'y a pas que ay alternance kese la ñu war a wane ne suñu grandeur ci wàllu démocratie dañ ko war a itam di wane ci étape yu toll nii donc à l'approche d'élections après ce qu'en dit la loi électorale par rapport à la pré-campagne je pense que tey waroon nañ peut-être surseoir à leur manifestation étant donné que la loi est la loi et que le parti en tout cas la coalition au pouvoir moom même elle est revenue en arrière dafa amoon benn manifestation moom tamit mu waroon doxal mu jot a nekk finalement du am ndax contexte bi contexte de pré-campagne bi donc on se demande actuellement ndegem élection législative rek la ñuy waajal mbir yi mel nii 2024 comment sera ce pays là comment ce sera Cheikh Tidiane ak coow li ni mu bëree nii déjà bon naata man de sama wax sax du ci bari man lenn rek laa ci gis je me rends compte que le peuple est pris en otage entre deux camps c'est ça. Le parti au pouvoir et une partie de l'opposition ce n'est pas toute l'opposition ñële ña ngay ñoom dañuy manifester ils ont dit que c'est une manifestation pacifique. Là on est d'accord. Ils en ont le droit. ñeneen nee nañ dañuy contrer bon non je pense pas qu'ils aient le droit mais ñoom tamit fekkee dañoo bëgg waroon nañ manifester tey sax ñoom mais dañ ko surseoir bon ak ay motifs yi nga xamee ni moom la ñu wax mais moi je pense que le danger c'est même après parce que dañu wax ni ab élection du am de toute façon comme ni nga ko waxee kilifa diine yi woote nañ que ce soit jàngu bi ak xalif généraux yi ñoom ñëpp wax nañ mais qu'ils prennent leurs responsabilités ñoom l'opposition ak pouvoir bi xam ne ni s'ils mettent le chaos dans ce pays après nañu xam ne que ñoom la pour des sièges à l'Assemblée nationale ils ont brûlé ce pays et je parle de tous ces politiciens qui sont je sais pas qui sont partie prenante dans cette affaire
nañu jël seen responsabilité et li ñuy waxati c'est l'histoire qui est en train de s'écrire quoi. lii xew ni yëpp après ku nekk na xam lim ci def ba pare après mu assumer ko. d'autant plus que ku ci nekk yaa def li ngay def que ça soit opposition wala pouvoir yow yaa def ci erreur ba pare nga nangu ko ba pare bëgg que les autres paient les pots cassés. Cheikh ma nuyu la ziar la Cheikh. ba jàmm nga am jàmm rek kay naata maa ngi lay fay nuyu mbokk téléspectateurs yi nuyu sama ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu. xanaa rek wax ne lu dul jàmm moo ko gën comme j'ai l'habitude de le dire et que Sénégal suñu Sénégal la donc ay doomu réew mi ñoom ñoo ci nekk lu mu ci mënti doon du koo xamante ne buñ ko ci gaañee tey bu coow amee day dëkk feneen ñun ñëpp ci réew mi la ñu dëkk et que ñun ñooy subir conséquences ñun ñooy dellu également di dem ci yàlla tere bu leneen amee dem di masaw ak yeneen yu xeetoo donc nañu delloo ci xel yi te xam ne réew mi suñu réew la. absolument merci beaucoup Cheikh Diop. Cheikh di ngeen ko retrouver ci kanam inchallah de toute façon ku nekk yor nga sa carte. C'est le peuple qui est souverain. On ne va pas laisser quand même une infime minorité di taal dëkk bi. L'opposition est dans son rôle là parce que tey bu fekkee nañ la bëgg a xañ ay élections war nga taxaw. dans une démocratie wax ne d'accorduma ci mais taal réew mi moom kenn waru ko def te askan wi waru nangu kenn taal suñu Sénégal gi. merci beaucoup ci kanam tuuti Aïssatou Diop Fall ci ñaareelu pàcc bi dina fi teew ci jàngat bi waaw muy Macky Sall ak dérive verbale yi ñu nemmeeku fan yi ak presse bi ci kanam ci dina ko def ab jàngat docteur Ndiabou Séga Touré moom mooy première secrétaire générale adjointe bu SUDES di syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal enseignement supérieur ak scientifique ak recherche plutôt dinañ ko dalal ci ñaareelu pàcc bi léegi dañuy soobu ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.